asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakatu. ñi ngi génn ci CRD bi nga xamante ne bii ñu ngi ko doon def ci li aju ci màggalu Laylatul Qadr bi mu di guddi goo xam ne dafay guddi gu rëy di guddi gi gën ci guddi yi di guddi gi xam ne mooy guddi gën junni weer di guddi goo xam ne soxna Maymuna bint Xaadim Rasuul moo ko tànnoon daan ci liggéeyal way juróom woowo ci li nga xamante ne bii mooy lu ko gën a mu di alxuraanu karim mu def ko ay fukki at liggéey ci liggéey bu rëy yóbbu ko fu sori ba mboolem diine ci Sénégal maasaloo àndandoo di ñëw Tuubaa daa ko fekk di ko def ak moom bi mu fi jógee itam nga xam ne ñoo ne njabootam te Cheikh Mouhamadou Mahfouz nekk ci boobu ak soxna Bali ñuy wéyal liggéey boobee ba léegi ñu yóbbu ko fa xamante ne bii kawe na njort loolu itam nag ñu ànd ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gi kenn ku nekk jàppe ko sa bis ndax la nga xam ne moom nga seqoon ak soxna si ak cër bi nga xam ne moom la ci soxna si joxoon kon guddi googu moom la ñuy waajal muy dëppoo ak le 15 juin 2017 war a nekk bëccëgum ñaar fukki fan ci koor gi nekk guddig ñaar fukki fan ak benn ñu di ko defee ca Touba bi ñu génnee ci CRD bi nitam sunu xel dal na ci engagement yi nga xam ne moom la ñu fi jël muy mboolem chef de service yi ak li nga xamante ne bii moo di maire bi kenn ku nekk tënk na li nga xamante ne bii mooy yitt yi nga xam ne moo bawoo ci njaboot gi te rafet nañ jot ci ne comme nañu ko daan defee incha allahu buñ ci àggee ci kàttanu sunu borom kenn ku nekk li nga xamante ne bii moom nga ci diggee danga ko matale. kon gouverneur ñu ngi lay sant di sant mbooleem ñi ngi lay jàppale di sant maire yi Touba moom itam ci taxawaayam bu rafet. di yóbbante ak cant ci sa ay kilifa muy président de la république ak ñi nga xam ne ñoo ko jàppale di fàttaliwaat rek suñu yaakaar ak suñu rafet njortu ci li nga xamante ne bii mooy li nga xamante ne bii jërëjëf. mais jërë ngeen jëf ñu ngi nuyu dellu saa rek di nuyuwaat sëñ bi sëñ Abdou Lahad Gaynde Fatma di ko ziar di ko sargal di ko ndokkeel encore di ko wax rek mu jottali suñu nuyoo sëñ Mamadou Mahfouz ak soxna Bali ñu jottali suñu nuyoo sëñ Sidi Mokhtar Mbacké xalifa général des Mourides ak waa kër sëñ Touba yëpp taalibe sëñ Touba yëpp di amaat mbégte rek di ànd ak yéen si jotaay bi mu doon CRD boo xam ne dañ ko def pour màggalu Laylatul Qadr ñu naan ko màggalu Soxna May di wax ne dégg nañ comité d'organisation bi dégg nañ seeni expression besoin ni ñu ko daan defee rek at yëpp te suñuy kilifa sant ko moo fàttali ne rek ci conseil des ministres la ko président waxee ne nañuy jàppale kilifa diine yi ànd ak ñoom ci seeni événement donc bu ko joxee conseil des ministres muy directive pour ministres yi xamal également directive la instruction la pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf di war a exécuter li xam ne moom lañu ministres yi recevoir comme directive kon nag dinañ ci taxaw ngir vraiment suñu kilifa ni ñu ko demandé dinañ ci taxaw ngir relation yi am personnellement ak yéen mais dinañ ci taxaw surtout parce que ku si nekk yaa ngi ci xalaat tiyaaba boo ci mën a am payoor Sëñ Touba boo liggéeyee yaa ngi liggéey ci Sëñ Touba di nga ci am payoor boo xam ne dina weesu sa jot je crois que li ñu fiy des ci événement yëpp noonu la ci nit ñi di engagé wu pour taxaw satisfaire seen i kilifa satisfaire ñi xam ne ñoom lañ nekk di liggéey ak ñoom te léeg-léeg coloré boole leen mais également am ci tiyaaba boo xam ne bu ëllëgee di nga ci am payoor boo xam ne ngay gënal lay doon pour yow ak sa famille. kon nag tey dellu si nañ jàll nañ point par point depuis wàllu sécurité bi
dégg leen si li ngeen si soxla si wàllu gendarmerie si wàllu police si wàllu sapeur pompier également muy nit ñi xam ne ñoo war a ñëw ànd ak yéen si liggéey bi mais li ngeen si soxla si wàllu matériel tamit comme ay barrières ak yu mel noonu tamit dégg nañ ko bërëb yi xam ne fa la ñuy liggéey dafay liggéey bi tamit jàpp nañ leen HLM Daaru Marnaan Daaru Minam li wër mosquée bi mbaaru Sëñ Fàllu kër Soxna Baali yooyu yëpp jàpp nañ ko day bërëb loo xam ne dañ fa liggéey li ñu yokk tamit si HLM muy loo xam ne dafa yokk tamit si kër gi ñu mën a waa wax tamit ne yokk si liggéey bi tamit jàpp nañ ko bu baax dinañ jël innovation boobu en compte dañ ko jël en compte xanaa léegi li ma leen si doon déglu li ma si dénk mooy que ni ma leen ko doon waxee sànq mooy si oto yi ñëw daal dimbali leen ñu si wàllu surcharge xam ngeen jéye yi am at yi yëpp fan yi yëpp d'ailleurs sax mën naa presque at mi yëpp tax na vraiment gouvernement bi jël ay mesures strictes si wàllu circulation routière et en particulier moom li ñu si wax mooy surcharge moom fu mu amee oto bi dañ koy teg de côté teg ko alamaan wàcc nit ñi delluwaat situation normale donc loolu benn intervention en général du si marché jusqu'au plus haut niveau benn intervention du si marché gendarme bi ngaw mu ngi nekk si route bi bu ko chef am bi gën a élevé waxee tamit li strict instruction bi ñu ko jox au départ moom lay appliqué te daal dimbali leen ñu si sinon li ngeen demandé si laissez-passer tamit moom lañ leen di jox incha allah. dégg nañ leen tam si wàllu santé hygiène ak assainissement waaw poste santé yi 5 dinañ leen defal incha allah juróom poste santé yi ngeen ko demandé li ngeen laaj si médicament tamit wax na ko sànq incha allah dinañ am donc dotation en médicament si wàllu wàllu consultation yi ñu doon def ak consultation gratuite yi ñuy def également parce que dinañ ko def dinañ si ànd ak yéen 2 jours avant si biir consultation yi waaw dégg nañ tam li ngeen demandé si ambulance mu ñetti ambulance je pense que loolu tam dinañ ko mën a def diggante sapeur pompier ak waa santé li ñu war a mën a fournir la waaw toilette mobile ak camion de vidange yi yooyu tam je pense que waa ONAS jox jël nañ engagement si répercuter d'abord demande bi à seen direction mais li ñu doon def daaw ñu defaat ko et peut-être même yokk par rapport ak besoins yi xam ne ñoo bees ren ni ngeen ko bëggee si wàllu désinfecté tamit dinañ ko def incha allah une semaine avant ni ngeen ko waxee désinfecté d'abord vider ensuite désinfecté parce que dañuy def ni ñuy defee programme bi ba xam ne suñuy paree vider benn kër waa service d'hygiène commencé désinfecté topp noonu waa ONAS ba kër ak ñuy pare mais vraiment opération la yoo xam ne effectivement war nañ leen def au moins une semaine avant balaa taalibe yi commencé ñëw balaa également kër yi commencé fees ba xam ne dootoo mën a ko def si kaw nit ñi lu ñuy noté la incha allah dañ jëm a def de telle sorte que agenda bi bu ñu ko permettre vraiment une semaine avant ñu def ko waaw li ngay wax si wàllu set setal tamit noté nañ dimanche 11 incha allah UCG dina leen accompagner ak coordination bi xam ne moo nekk Touba. si wàllu Sénélec jàpp nañ bu baax noté nañ bu baax mise hors délestage ak groupe électrogène xanaa li leen ko demandé rek def courrier bi xam ne moom mooy dem si direction générale Sénélec ak ministère énergie parce que loolu rapidement ngeen def ko pour ñu mën ko répercuter waaw une semaine avant effectivement je pense que mooy timing bi ñu naan jàpp waaw defaraat également éclairage public bi je pense que tamit loolu lu ñu war a def la waaw defaraat éclairage public yoon yi xam ne ñu ngi jëm HLM li wër jumaa ji en général le monde c'est bien éclairé mais surtout vraiment yow ñu jëm HLM yow ñu jëm ci yeneen kër yëpp vraiment ñu defaraat leen yooyu parce que loolu li ma ko doon waxee sànq def benn visite des lieux ànd ak mairie ak Sénélec comité d'organisation ak autorité administrative bi dañ def visite des lieux tam dina si baax pour xam vraiment les besoins yi mu xam ne mën nañu war a satisfaire li ngeen wax si wàllu branchement provisoire tamit loolu bon en général il s'agit de faire la demande su ngeen defee demande bi Kouta au niveau de Touba dina ko satisfaire déglu leen seeni soxla tamit si wàllu hydraulique yaakaar naa lu mën a nekk la 6 camions déjà 6 camions mi ngi Touba exactement d'ailleurs nooy nombre bi ñu am benn bâche je pense que également dinañ ko mën a satisfaire à partir du 13 juin je pense que également lu war a mën a nekk la wàllu eaux et forêts tamit autorisation bois de chauffe bi boobu tamit ay demande la yu ñuy def adressé à Dakar moom def leen ko déposer à la base d'abord ñu remonter incha allah def suivi bi également pour ñu mën leen ko jox camion bi malheureusement ni ma ko doon waxee sànq Mbàkke amatul camion dafa amoon camion moo leen daan mettre à votre disposition mais Mbàkke amatul camion mais def leen demande bi rek peut-être que direction eaux et forêts mën ñu appuyer si période màggal bi xanaa li si desoon mooy wàllu commerce ak waa élevage ak waa douane li ñu xaar si ñoom mooy am approvisionnement bu baax si marché bi li ñu soxla si ndawal ñu mën ko am muy bu ndawal bu sell
li ñu soxla tamit si pomme de terre si soble ak leneen ñu mun ko am tamit mënu mën a nekk tamit si qualité lu sell xanaa ne lu ñu war mën a nekk la parce que fi mu ne nii amul problème approvisionnement si marché bi élevage tam dina mën a jox ay nit ñoo xam ne dinañ ànd ak yéen pour contrôler abattage waaw li xam ne nag dañ koy abattre pour kër loolu dañ leen si accompagner li ñuy def nag léegi pour di ko jaay comme ni ñu ko defee léegi ñëpp dañuy dem abattoir yu bees waaw si wàllu facilité yi ñu leen di war a defal tamit allègement yi tam je pense que waa douane ñu ngi fi jël nañu engagement pour jàppale leen vraiment ñu def allègement yi xam ne moo la laaj parce que ñu mën a indi bëgg a indi marchandise ngir seen njëriñu bopp wala di ko joxe addiya mën ko indi ni ñu ko bëggee. dégg nañ seen wàll tamit si wax tamit si wàllu wifi ak LS ligne LS bi pour Sonatel incha allah dinañ ko répercuté waaw 10 jours avant effectivement dinañ ko répercuté wàllu turbine ñaari turbine ñu ngi fi déjà wàllu chaise dinañ ko répercuté également ak wàllu bâche donc yooyu DMTA ak ministère de l'intérieur incha allah dinañ ko toppatoo comme ni ngeen ko bëggee bâche yi 7 jours avant tamit dinañ ko répercuté également pour wax que autorités yi que soxla nañ ko au moins jeudi bi précédé jour màggal gi jàppee ne màggal gi jeudi 15 la à partir jeudi 8 environ au moins ngeen jot bâche yi pour mën a commencer defar ko waaw. ñu jàpp ne tamit début nawet lay doon xëy na mën nañu am taw moom la ñuy ñaan de am ceeb boo xam ne dañ si mën a ji voilà mais su fekkee ne am na tamit foog ñu mën a def mën a donc sëkk foo ñu mën a préparer ay moto pompe pour pomper ndox mi je pense que loolu yëpp diggante mairie bi ak sa sapeur pompier nañ jël disposition yi nécessaire pour mën a sëkk su ko laajee wala pomper su ko laajee. ñu ngi dellu sax daal di leen wax ne daal jàpp rek ne su ku nekk taxaw ba ni mu demee woon daaw wala mu demee nu ko gën lu mu wax mu demee comme ni mu demee woon daaw mais nu ko gën parce que loolu mooy yokkute mais yokkute la ñuy viser et yoon bi tamit loolu la xam donc dinañ def tout pour vraiment pour mën a am yokkute si wàllu woowu xanaa ñu jàpp rek datu kii bi réunion de sécurité réunion kii bi évaluation voilà. lundi 12 voilà très bien jërëjëf donc waaw je peux dire à 3-4 jours avant. C'était comme ça dégg